waxal askan wi li nga xam ne mooy seen soxla. D'accord. mais ma dolli benn affaire. damay ma tuuti. amuñu fi ay crise 21 mars. 21 mars suñu assemblée nationale nan la agiré suñu assemblée nationale. est-ce que indi na solution ci 21 mars bi xam nga gisuñ ko. dégguñ ko. ci man ci sama analyse dama naan ci période de crise boobu nga xam ne lañu gën a soxla suñu institution boobu ñooñu dañuy effondré wu. gouvernement bi gisoon nga leen. Macky rek lañ daan gis de. Macky lañ daan dégg muy dem di dellu si. boo xoolee dafa mel ni institution boobu tamit dafa effondré wu. justice moom waxi noppi. parce que pour que waa ji jóge fii egg fële rek andi na ay wéyam ne te loolu tamit dañ ko war a xool bu ñu delloo si ba amati loolu mel noonu ci biir Sénégal c'est-à-dire que ba xam dafa mel ni mbir bi dafay commencer di wëlbatu. donc il faut que ñu def analyse yooyu du société civile rek ñoo ko war a def. mais juges yi war nañ ko def journalistes yi war nañ ko def. parce que léeg-léeg aussi ku ci nekk su fekkee ne sàmm loolu bu baax li ngay wax par rapport ak situation bi ak contexte bi mun nga indi loo xam ne doo ko tey. D'accord. waaw loolu yëpp am na solo loo xam ne dama ci bëggoon a jaar. parce que quand même situation bi nga xam ne moom lañ ne. ñu ngi tëkkoonte ñu ngi naan ma fi bu ku ma laal di génn leen ci mbedd soxla wu ñu violence. Justement, que faudrait-il tey pour apaiser tension boobu parce que en même temps beneen question balaa maa jox sama conseil yi bu ñu la déggee gis nga preuve yi nga xamante ne moom mooy wane ni défaillance dafa am ci logiciel de contrôle bi comme presque tous les Sénégalais tey ndax mën nga confirmer yow que fraude dafa am ni ko ñenn coalition yi di waxee. ñun am nañu système électoral boo xam ne système bu baax la. te bi ñu demee ci quand même local yi wane nañ ko bu ñu amee problème ñu xool la différence bi am ak local yi ma local yi ci début bi la gaa ñi doon yëngal ñun ñëpp ñu taxaw dal seen kaw. boo xoolee bii yoon moo ëpp tension fuuf et c'est un peu normal parce que tension bi nga xam ne ñëw na fii booy xool ba analyser tension boobu mi ngi annoncé 2024. parce que am na à l'intérieur de certaines coalitions des batailles internes yoo xam ne bu fekkee ne analyser woo ko doo xam lan mooy ñëw ce qui veut dire que bu fekkee ne ñun ci suñu bopp élection yi taxawuñ ci wax ci dox ci ba jàmm am bi na dañoo dañuy ëpp doole. il faut élection yi ñu wax ak homme politique yi ni leen jàmm la ñu bëgg. jàmm la ñu bëgg ñu koy wax ñu koy dox di ñu jaay nan la ñu gisee seen Sénégal bu fekkee ànd nañ ci wala ànduñu ci. ñu fexe ba nga xam ne tamit population yi ci seen bopp ñooy éliminer ñu leen neexul moo tax nañu bàyyi ñi ne candidat. bu ñu nee candidat war nañ fi ay 17 listes yu kenn xamul mais ñun ñi dañuy jël boo xool ñu tuuti la donc sénégalais yi am nañu gis-gis am nañu ràññee am nañu naka laa koy waxati. maturité. waaw boo xam ne dina leen permettre ku leen neex ñu jël ku leen neex ñu teg fee te loolu mooy la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple nañu bàyyi mu exprimer wu et ça c'est extrêmement important. C'est clair day di met. merci beaucoup Khady ma lay nuyu baax a baax. Fatou Abdou nuyu itam suñu gan président am mbégte dalalaat ko fii alors bi ma dégloo sa exposé indi nga ci ay tontu yu bari mais ma dama bëgg a des rek ci loi bi nga wax ne dafa baaxul. mais est-ce que acteurs politiques yi itam ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan pour respecter loi boobu nga xam ne ni am na ci loo xam ne dafa leer lu jëm ci wàllu yenn liste yi wax nañu ne désistement mënta am wax nañ itam ni tey bu fekkente ne ni dañu commencé dekk ci processus électoral ñu jox leen ñoom ñëpp ay délai ñu war ko respecter gis nañu ñoo respecté wuñ ko mais est-ce que finalement kon du ñoom acteurs politiques yi ñoo am problème. c'est que globalement bëgguma dugg ci ay détails. boo xoolee muy Sénégal fu mu tàkkee politicien ko takk politique moo ko taal soo jëlee yeneen réew yi politique moo ko taal te booy seet ci ay élections ñëw ma lay ñëw si bien que ay élections dafa dañ ko muy Union africaine muy CEDEAO dañ koy considérer comme des menaces booy jël commission yi koy def commission paix et sécurité la ñuy wax foofu la ñuy dugal élection donc il faut que d'abord ñu def loolu ci suñu xel ba pare bu ñu ko defee suñu xel. dañu naan ñun ban attitude la ñuy am mooy prévention au conflit prévention moom la ñuy def ak alerte moom la ñuy def
acteurs yépp la ñu war a waxal bu ñuy alerter ni leen def leen ndànk parce que fii bu ñu fi tegee suñu tànk bu ëllëgee ci ñëpp lay tàkk donc waxal politique yi parce que politique yi tey bu ñu demee ba nga xam ne kenn gëmatu leen bu ñu gëmatul politique rek day doy waar bu ñu demee ba nga xam ne aussi te loolu fépp lay ama gis nga boo demee ba nga xam ne benn institution doxatul wala gëmatuñ ko ci la coup d'état yi ñëw sa impasse politique yi bu ñu ko amee ci la ay coup d'état di ñëw fekk ñun ñi gëmatuñu leen donc il faut que politique yi def attention ba nga xam ne duñu fi indil coup d'état surtout génération bu bees bi nañu dal nañ fexe ba nga xam ne tamit ñi nga xam ne ñoo amee régulation bi ñu am sagesse am responsabilité am impartialité ba nga xam ne bu ñuy décider dañuy décider lu gën ci Sénégal ak lii nga xam ne mooy indil jàmm Sénégal là c'est extrêmement important am na ay décisions yoo xam ne bu fekkee da koy jël mu taal réew mi bàyyi ko loolu lu am solo te anglophone yi dañ koy def te maa ngi ciy gërëm encore Mamadou Salif Sané maa ngi ko naan bonjour parce que thèse boobu mu défendre man gisuma woon argumentation bi mais en fait gis naa ni Kenya noonu lañ def gis naa ni Malawi loolu lañ def ñu naan Afrique ñu ngi commencé am ay situation yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñu ngi koy régler seen bopp sur le plan constitutionnel kooku une avancée extraordinaire la mun naa ni Bénin sax def nañ ko parce que Bénin ñu jëkk ñoom Kérékou ñoo jëkk ne ñoom dañuy changer constitution bi ñoom mosoo gis ñu génn gars yi dañ leen arrêté ñii ay jigéen lañ ñii ay kii mais seen cour constitutionnel bi moo am doole am xam-xam am responsabilité pour ni lii moo baax ci réew mi duñ ko def. Alors aujourd'hui est-ce qu'il y a possibilité de chercher consensus wala c'est pas trop tard lan ngeen proposé wax nga ko la ñëpp dugg ci jeu bi mais nan la nar a demee dañuy dàq ay élections parce que tey am na ñoo xamante ne ni ils sont dans l'irrégularité leer na ñooñu ñëpp dañu leen war a reprendre à zéro le processus lan ngeen di proposer. xam nga lan la gën a irrégulier nekk monstre boo xam ne moo ñuy indil jafe-jafe mooy loi bi mais léegi. moom lay wax am na ay jumtukaay yoo xam ne yow xam nga léeg-léeg démocratie su fekkee ne yow da nga nekk cour constitutionnelle wala nga nekk conseil constitutionnel benn yow ci sa bopp boo xoolee situation bi juge politique nga yow ci sa bopp mun nga inventer ay jurisprudence yoo xam ni ay décisions yoo xam ne boo ko jëlee dañuy indil jàmm jëmale kanam démocratie donc ñooñu lay jëkk a waxal indil leen ñu décision boo xam ne dana dëgëral démocratie Sénégal c'est extrêmement important nga basé ko sax ci loo xam ni yoon la gis-gis la mooy la liberté de participation aux élections mun nga ko jëlee foofu bu dëgër nga argumenté ba nga xam ni dina indi jàmm maanaam ñi nga xam ne ba pare nga xalaat est-ce que assemblée nationale ñi nga xam ne ñoo fa daan ne rek ñoo fay ñëwaat bu fekkee ne assemblée bi mun na varier mu am ay segments yoo xam ni buñ fa demee ndaw yi dañ ci gis seen bopp jigéen ñi dañ ci gis seen bopp ñu nekk au sud dañ ci gis seen bopp ñu nekk au nord dañ ci gis seen bopp parce que gis naa pêcheurs yi sax ñoom tamit ñëw ak seen kii dañuy bokk donc ça c'est extrêmement important manifestation d'intérêt boobu nga xam ne les différentes figures ñu ngi fii ñu ngi bugg ci dugg ci biir duñu waruñu leen a arrêter population bi ñoo leen war a arrêter ci urne yi est-ce que dégg nga li ma la wax. bu baax. waaw kay. rationalisation des partis politiques dafa mës a poser problème parce que moo andi pàccaxoo bi il faut ñu dem ci ay parrainage CEDEAO wax na ni baaxul mais tey ban filtre aussi la ñu war a teg pour bu ñu génnee ci situation yi dootuñu ci dellu. xam nga 15 millions filtre la nga am 15 millions muy filtre yi déjà nga amaat encore parrainage bi day mel ne li ñu wax. Le scrutin boo xam ni c'est avec le sens maanaam da ngay fay pour bokk bu njëkk ba ci grec yi moom la woon suffrage censitaire boo demee Belgique à partir du 20e siècle sax lañ ko supprimer léegi loolu dafa deñ bi nga xam ne ay déclaration universelle des droits de l'homme am na le pacte relatif aux droits civils et politiques am na dañuy génne obstacle yooyu pour ñu permettre koo xam ne mun nga dem léegi nag am na affaire boo xam ne bu am solo boo génnee maanaam 300 partis politiques mais 300 partis politiques yooyu maanaam le trop plein de partis politiques mais moo feeñ boo gisee li nga xam ne mu ngi xew ci Yewwi